maa ngi ñëw mais boutique laay maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar lu bëri mais boutique bi tey dafa mel ni dafa fees. waaw boutique moom tey yaa ngi nii macha allah. yaa ngi boutique moom mu ngi DTV quoi. dara manqué wu fi de. alhamdulilah macha allah ñaw yu baax ca Ebeno. waaw dara lépp a ngi manqué cool wu waaw fi. boutique moom ku ne bëgg na ko instant bi. waaw lu waral boutique bi ak luy coowal boutique bi ak lu waral nga ubbi boutique bi. boutique bi de bi kii. saa yi dox fit bi daal tëf fit bi toogul. lu waral boutique bi. waaw boutique laay parfois ñi ma koy laaj bëri nañ est-ce que laay itam boutiquier. waaw c'est vrai laay itam boutiquier. parce que boutique bi. en réalité damay jaay boutique waaw. ok. muy takk meew poobar. jaay singom. ñëw. parce que boutique bi. ça appartient à ma mère quoi sama yaay. donc man je travaille pour sama yaay. muy inspiré man mosuma liggéeyal nit ci àdduna. je me rappelle pas. c'est ça. comme bàyyi school rek. mère bi xëcc ma taf ma ci wetam di def business ma topp ko. donc ma koy liggéeyal produit ngay gis ci boutique bi. donc moom lay dem jëndi bu ñëwee ma dugg Sénégal jaay ko. mais def tuuru Sénégal di ko jaay. dem benn moment ma constaté que ne fi ñu dëkkee donc boutique manqué na fa. ma ne maman nañ def boutique. ñu def boutique ma kon nekk si job bi mais su ma demul fenn may toog ci boutique bi ma jaay. man la musique le rap c'est ma passion. donc dama ko mos bëgg. moo jiitu parce que bi may commencé jàng laa bi may nekk école laa commencé woon def rap quoi. donc su ma nekkee ci boutique bi su ma demee ba gisuma client damay teg sama instrumental ma commencé rapper. ok donc voilà nekk ci ba benn inspiration ñëw. donc dafa am loo xam ne dama ci jihaat te sama mission la. mooy background bi ci ginnaaw c'est de montrer que ni man sama barabu liggéeykaay laa nekk di def sama passion. léegi da ngay constater benn affaire boo yu bëri bàyyi nañ école bi. boo laaj yore dañ naan la rap. c'est désolant quoi. je suis désolé. ku nekk ci ñun kuy def musique war nga mën a am benn business à côté. donc background bi loolu lay wane. faut toujours bosser mën nga job. ba pare di defaale sa passion. waaw donc boutique bi noonu la commencé ma commencé def ay freestyle. donc di jël actualité bi di ko jox Sénégalais yi. fa laay ñëw balaa Abdou ba di ñëw Abdou dafa mel da ngay nelaw de tey moom da ngaa yëngatu dara waaye maa ngi jëm ci yow. nga ne ngay jël ay actualité yi noo koy déceler ba tax na nga koy raconter noonu di ko rap muy jaar yoon. waaw moom nag yow rek yaay xalifa de dig ne ko fi de yow lañ wax de. non di ko rappeur ba moo ko wax. bañ nga nelaw. rappeur moo ko wax de. rappeur moo toog fii ma laaj ko. mu ne pour moom xalif bi dip la. te yaa ngi toog. kon nañ ko ko nag tous les quelques. waaw nañ ñëw ci actualité bi. waaw show naka nga koy transformer ba mën koo defar mu nekk benn produit fini. waaw dafa am lu ma ci jàngat d'abord. parce que le rap est très noble. te dafa am maanaam benn génération bu doon déglu rap. ma ne pourquoi pas mag ñi kilifa yi mënuñ déglu rap. li tax mooy peut-être termes yi. parfois da ngay gis rappeurs yi dem ba utiliser ay gros mots. donc ça gêne dafay gêner moo tax yenn mag ñi mënuñ ko déglu. dëgg la ma ne man je préfère faire le rap autrement. bokkoon naa ci game bi instant boobu xëccoon te bi dër bi. ba dem benn instant ma ne non attends boo bëggee par exemple se faire remarquer da ngay décaler. waaw donc ma ne dama bëgg a créer affaire boo xam ne gisuma ko ci àdduna. et je l'ai pas vu. donc ma xalaat ne maa ngi ci boutique bi. donc fii lay commencé. ma commencé nekk ci boutique bi. léegi damay jël actualité bi dafay ñor mag ñi ñor xale yi ma def ko noo xam ne c'est-à-dire que day neex a dégg. créer mu am ay punchline ay neem yu extraordinaire mais fexe aussi ba le message mu doon affaire bu clair. parce que ki lay déglu. warul sonn pour dégg la. donc war na ko jox message bu leer. donc damay informer mais aussi damay divertir. te boo xoolee aussi léegi xale yi du ñu déglu information. journal écrit pour nga gis xale yi di ko lire c'est un problème. horoscope la ñuy njëkk a xool. léegi ma xam ne le rap donc xawma mais ñii seetaan dama leen xamal ne leen le rap musique bi non dafa doy waar maanaam li koy xëy di déglu ci ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll. mais nag man comme dama gis ne par exemple aujourd'hui xale yi dañuy déglu rap et tout le monde est sur internet. comment je vais faire ak sama méthode bopp pour di leen informer. donc ma créé affaire boobu indi ci ay rubrique muy acti-dose ak rap portage parfois damay woo MC nekk ci boutique bi wax actualité bi. gars yi waa ci waxal ma lii nangam bon mu ngi ci samay business quoi. donc noonu la demee muy jël actualité bi di ko jox Sénégalais yi. mais lépp aussi ci boutique bi parce que bëgguma génn concept boutique bi. mi ngi noonu Abdou Ba tey bu ñu xoolee say réalisation bari na trop macha allah Sénégalais yi dañ koy faral di déglu bu baax a baax mais tey ci ginnaaw liggéey boobu noonu maanaam réalisation yi nga xamante ni yow yaa koy def. yow ak ñan ñoo ciy ànd.
ak actuellement nii fii nga toll nii est-ce que tey yaa ngi ci benn label wala label yi ñu ngi lay woo. waaw j'ai reçu beaucoup de coups de fil ci ay label yu nekk Sénégal mais mosuma signé ci label. mosuma nangu bokk ci label. su ma la doon citer mën naa la citer 6 ou 7 yoo xam ne woo nañ ma pour ma ñëw ñu signer ñu def dara parce que gëm nañ ne man je peux faire la différence mais mosuma nangoo signer ci label. ndax lan. li nekk ci man maa koy génne label bu la signé parfois dina la def loolu loo xam ne en fait peut-être mën na bañ a nekk ci yow te man li nekk ci man kese maa ko mën a génne xam nga par exemple am na yenn label yu signé dañuy teg ci ay code lii ngay def lii ngay def lii ngay def. dañ lay tënk est-ce que dañ lay tënk. te man bugguma en fait ku ma tënk. comprendre nga. peut-être am na ñoo xam ne dañu lay oo sax pour def la acte de guerre parce que dañuy gis ne par exemple kii benn phénomène la am na benn détail am na ñu fi nekk peut-être ànd ñoo ak ñoom. gis nañ ne mën nañu la jege liggéey ak yow pour par exemple daaneel ki fi ne. comprendre nga comme par exemple saa yi mu koy wax Dip mooy xalif général. donc c'est saa yi mu koy wax sànq quoi. donc aujourd'hui am na leen loo xam ne Sénégal je pense que képp kuy rappeur bëgg nga ko. c'est vrai. mais nag xalif général bu ne am nga successeur. parce que avant Dip am na ñu gisoon. après Dip dina gis ñeneen quoi. mais li am solo c'est pas en fait d'être khalife général. mais li am solo mooy liggéey. faut toujours man li ma intéressé ci rap mooy li may def 10 ans 15 ans après su ma toogee di ko seetaan lan lay gis. 15 ans après sama doom bu toogee di ma seetaan lan lay gis. parce que man bokk naa ci yoo xam ne maanaam xeexante bi j'ai eu à ma def benn freestyle di ci pic Dip. comprendre nga def naa ko di mais li may def yëpp mooy li nga xam ne moom la Sénégalais di wax actualité bi. donc loolu rek laay sukkandiku. parce que xamaluma ko en fait lu bëri parce que mosuma ko fréquenter c'est aujourd'hui que la ñu soo ko gisante man ak moom. mais man li may def askan wi ñoo ma koy jox quoi. donc damay dégg rumeur bi fii nangam. moom noonu laa ko doon defee. mais léegi damay dem à la source par exemple de l'information parce que bugguma ku ñëpp di déglu parce que man léegi doomu aadama yi dañ may déglu pratiquement. moo tax bugguma wax lu ma leerul quoi. bokkoon naa ci instant boobu def ay pic clash pour par exemple se faire connaître nangam. mais léegi ce qui m'intéresse mooy bugguma en fait li may def su ma toogee 10 ans di ko déglu après ma ci xeeb sama bopp. dama bëgg benn background bu nice comme shop bi quoi. donc moo tax ma xaw a décalé. bon bokk ma ci yéen yi te aussi dinaa jihaat aussi ba wan par exemple génération bi ñëw que leen business bi du clash parce que clash yóbbul fenn Sénégal. lan lay yokkal xam-xam en fait réew mi. ça n'existe pas. donc rappeur dañuy par exemple dina may piquante. mais clash ci la waaw dina am mais clash bi amul sens. parce que li tax ma ne clash bi amul sens mooy. en fait bu doon rappeur rek mooy dégg doo ko def. bu doon le rappeur kese mooy dégg clash bi doo ko def quoi. mais da nga ko bëgg a def pour par exemple jox ko doomu aadama pour wan leen ni mën nga c'est-à-dire que mën c'est bien bon mais man fi may respecter un artiste c'est à travers ses lyrics contenu bi. créer quelque chose boo xam ne 20 ans bu ñu xëyee di ko déglu dafay supp doy waar quoi. mais clash bi daf koy booster clash en bi fait ci la day fan booster fii rap bi. pëndal xam nga non, coow li mënul jug fii ñàkk. yooyu mais day moo neex. koy booster parce que bu ma nee moo koy booster tey boo duggoon YouTube actuellement. mooy semaine bi nga xamante ni moom lañ génn boo xoolee ci tendance yi ay clip yu bëri génnandoo woon nañ. nan ko mais- wax wan lyrical mi fi waaw, clash bi mais dafa clip clash yi neex ci ba boppam bëgg a di ñoom ñoo affaire nekk génn ci kaw. gis nga ngaa au fait kam ñoom ñoo leen nekk fi numéro clash 1 ci tendance yi boo dee xool. voilà dañ ci wax. non voilà attends. donc mu mel ni que clash bi am na ci solo parce que dafay booster niveau rap bi. non attends non bul clash bi day soutenir booster clash bi quoi. niveau rap bi. mais si parce que ñëpp da ngeen def da nga génne. waaw ñu clash la. nga dugg YouTube. ñu gis vidéo clash yëpp nekk ci kaw. tendance. loolu boosté wul niveau rap bi de loolu man lay boosté. kat yow ah yow lay booster. man daal di. yow lay booster. man lay boosté parce que su ma génnewul kenn du génnee. dëgg la. aha waaw. Et su c'est ma ça. su ma waxul Massaly kenn wan wax. leer kër mi ngi nii. mais yow ci rap bi nga nekk au fait bu la booster mel na ni booster na. non parce que xam nga man parfois am na benn affaire boo xamante ni dañ koy fàtte quoi. tey jii bu fekkoon bon je vais pas nekkuma di def appel wala nekkuma di wax gars yi ñu def loolu de. mais su fekkoon par exemple ñëpp dañoo juboo comme tey man ma tëgg fenn keneen ñëw ay public am dinañ ñëw moom mu tëgg fenn keneen ñëw ay public am dinañ ñëw loolu c'est une bonne chose. waxuma tam clash bi baaxul parce que clash bi nit yi intéressé na leen. parce que nit yi ñoo bëgg ay xasante. da koy dundal ñuy reetaan xam c'est ça, nga tu vois c'est ça. loolu nit yi dañ ko bëgg. mais soo ne da koy booster genre dina ko booster pour ñeneen benn une semaine rek. waaw dina leen booster benn une d'accord semaine. non mais en man sax parenthèse balaa may bëgguma ñu focaliser mu ngi toog trop non ci clash bi. parce que focaliser am na ñu fi clash. après toog kenn déggatu leen. si effectivement. focaliser wu damay continuer ak laaj mais parce que du ma la dog ndax boutique bi daa am solo te liñ ci war a waxtaane maire bi ndax yaa ngi koy jox weccat yooyu yëpp dinañ ci ñëw mais dipkaay bi dañ laa woo
ba mu leer Dibkaay. loolu dama koy point foofu rek tax dama koy yeggal damay jàll ci xalaat ci bu baax maa ngi Xalaat ci la. dibkaay 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 xam nga ne man duma la may dara amul problème ba pare ma soog a ñëw ci laay ndeysaan. dibkaay dib ñëw nga nag kaay ah Dib a ngi nii de. Waaw, yéen a ma message bi. bàyyi ri fii lañ ko woowee woon. bàyyi ri non dib woo nañu bàyyi ri gars yi yow la ñuy xaar de bàyyi ri yaa ngi nii gis nga yéen a ko jaar sa kaw 2016 ba wala léegi. te gis nga dib mental bee baax dafay ruminer ay am affaire na ci affaire yoo boppam xamante ni sax jarul sax ma siy wax dëgg la. peut-être wax par ci respect rek. par yéen quoi pour yéen sax laay wax mais am na yoo xam ne jarul ma koy wax parce que li ma xam su ma ko waxoon dëkk bi toj mais dama lay wax lu simple rek li ma xam su ma ko waxoon fii nii kenn dootul genre am na ay détails yu bëri dañ koy day tourner si beneen niveau quoi c'est bien boo nag nga dem sa studio def sa son def ay affaire wax ay affaire yow loolu la concerné mais du yow yaa may wax li may def man parce que man ba may def defoo tu vois ànd ngeen man def li may ànd nañ def ànd ngeen def mais ba may def defoo mais ànd ngeen def ba tey maa ngi def moom di itam def mi loo ngi def xamante ndax woo na la ne ne la kaay di def loo xamante ne xaajaat sañoo ko def est-ce que bëggul ngeen defandoo dégg nga lu ma la wax am na loo xamante ne dama la koy wax carrément mu simple mun naa ko mais ni ma koy defee bokkul parce que déjà rappeurs yi bëri ils sont surpris dañ foogoon damay ñëw def ay album mbalaxmaan xam nga woo ay rappeurs woo ay affaire def ay commercial def ay son love ma ñëw indi leen album rap loolu rek da leen bett ba sa clip bi da leen bett lu tax ba ma génnee album tag tontu ñu tag rab bu xaat. lu tax ku nekk jël temps tontu mais nañ def léegi yow instant ngay joué quoi ngay joué instant bi man li may joué maa ngay joué depuis le départ oui ma dinañ ci li may joué maa ngay joué depuis le départ su ma ko waxee rek ñëpp du ma ko wax non kon nan joué du ma ko wax kon damay nan dem dafa ci mel laay ba diggante tey Macky Sall ak opposition quoi. waaw c'est ça c'est un peu comme ça loolu laa gis de. du boobu de règlement de compte la entre Moustapha Cissé Lo Farba Ngom ak Kébé mais attends ma wax la. 3 personnes lii li ma gis ci rab bi li ma gis ci rab bi moom laa gis ci politique bi. règlement de compte bi du dëgg. tendance la rek. mais c'est dangereux au fait la moo si dangereux mooy day mel ni dans benn gain bu yor benn affaire alors que kenn yoru dara il faut que yow nga bañ a calculer dip calculer sa bopp mais bu fekkee yaa ngi leer te ñu seetlu loolu la moo si bon mooy booy ndaw yi di ñëw dañuy gis exemple boobu rek ne loolu la ñuy topp dañuy ne fii kii moo fi nekk xaw ma clash là où je veux en venir fii kii moo fi nekk ba am na ñoo xamante ne xaw ma leen sax ñu lay clash influence en fait booy yi am na leen business boo deful lii doo am na ñoo xam ne xaw ma leen damay toog benn booy xaw ma la nga defal ma son wax ma lu la neex tu vois loolu c'est un peu dangereux parce que genre loolu moo tax parents yi ne rap affaire bandi la wala rap affaire lii la man bañuma clash de mais ku nekk boo concentré wu si sa bopp di nga dem mais boo concentré si dip mooy dem comme que kaay nga rek dinañ ci waxtaan non man li may def li may war a def maa ngay def neen bal jàmm neen la man je suis à l'aise moo ko baax je suis kii à xam na ma l'aise xam na ma xam naa ma Nanette. rappeurs yi yëpp samay xarit lañ Omzo Dollar fii la ma clip ñaan si ma Elzo itam ñëw rappeurs yi samay xarit lañ wan lii rek kër fii la toogoon. Ngaaka Blindé fii la toogoon. mais gis nga dafa am wax boo xam ne wax nit daf ko wax. te kii dafa am lu muy cax nit ñi. dafa mel dafa ni bu ànd ak morom béyam rek. ànd ak cere wala daxin moom loolu lay expliqué. laay des ba tey ci li nga xamante ne moom mooy boutique laay ban activité ngay def à part boutique laay parce que yaa ngi tudd sànq jàng mu nekk loo xamante ne am na solo. waaw am naa job bu dul boutique bi. waaw am naa job bu dul boutique bi mais lépp voilà lépp ci boutique bi la jëm rek quoi. donc voilà mais xam nga rek boutique bi ak musique bi quoi. boutique bi ak musique bi. boutique bi donc man loolu laay def quoi boutique bi ak musique bi quoi. Eca may ñu benn extrait ñu seetaan ko nit ñi xam lan mooy boutique laay Eca. Yeah. Nigga la man. What's up? Zik Buzz Music. Yes. Est-ce que du ma bàyyi boutique dafi ji la neen Sénégal moo lay lépp tegi jëndi feneen amatuma marchandise te bor yi ëpp na page mais est-ce que li bu dakkul dinaa tabax étage Sénégal a xeeb jaay ci lépp la ëppal fi boutique boo fi dugg bu dul naan rek di pël yor ma nelaw gént janax ci biir agent bi yema na ma duut bon de coupure courant bi la ñu coupé aw ma njëgu solaire koo woo pour fayu mu neem mooguñu salaire konte weccet yi ber xaalis su banque nga yor ko ci fayu mu mer naan xol bu tàng nga yor guddi gune ci lay bale fa beere am na ma njëgu pizza mais baal ma yam ci cere yenn saay contrôle bi ñëw bind rek ñu xulloo ma am nu ma def ak moom ñu mujj jubboo gis naa fi bu ne jeeg bëgg na ma moor takku na ma fi tembeen fëgg na ma nawet bu jubse ma del dëkk ba di bay lu ma am jënd bagage jaay boole ci way door waar moo gën a wóor doom day kon jugal non jëlu ma gaal man dew ma tugal
boutique laay ngi noonu lépp a fa nekk waaye laay yaa ngay publicité wala ñooñu ci sponsor yi lañ bokk man de seen naa fa ay xeetu pee ak ay xeet yooyu sama laaj bi sax waaw laay yow tamit yaa ngi liggéey nga ne yow stratégie commerciale bi nga teg ci clip bi stratégie bi di xaar benn di woo gaay produit bu la woo ponkal yi ñëw waaye dóor kat nga ay gis nañ fa kii jëm njuga kebe kañ toog kii ba tamit waaw tamit ci la bokk bon mooy li wax rek dama amoon benn esprit ndeysaan bu gars yi di xëccoo fii ma fexe fu mu am jee ndeysaan te loolu ci li ma nekk la bi may doog commencé def boutique laay donc dama wane ay produits c'est vrai mais c'était juste pour booster sama bopp ba doomu aadama yi xam ma bi ma demee ba mu leer ma ne am naa benn statut bi dama wàccee produit yi ne leen ku bëgg a feeñ boutique laay da ngay fay donc léegi freestyle boobu ñu gis lépp loo gis suñu ginnaaw background bi dañuy fay je dis que ni c'est probablement possible rap bi nga nekk nga liggéey ci ay millions yu bari nag te sans autant nga ne fi di xëccoo parce que man mi wax rek dama bëgg a influencer booy keneen kaay affaire bi du xeex bi fii la muus la comprendre nga xalaat nooy def yow ba nekk ci sa prox ndolu di liggéey te boo goree da nga koy wax booy ndax ñu fexe mel ni yow dama koy wax chaque jour tant que gisuma Mayga Moussa du ma kontaan un gars bu nekk ci Maygaam di jaay am passion di ko def dem ba sponsor bi fekk ko ci mu lekk ci xaalis quoi donc noonu la demee Boutique Laye noonu la demee ba aujourd'hui yàlla suñu borom mu ñuy dimbale ñu ngi def ay démarches ñu ngi am aussi ñu ñuy oo pour ñu xool nan lañ ko gën a mën a valoriser ñu ngi def aussi maximum pour jaay ko à l'extérieur parce que lu doy waar lu Sénégalais xamuñ mooy bientôt dañuy dem tourner incha allahu rabbi fii laa ko waxee donc dañuy dem au niveau international te Boutique Laye la te Sénégal la juddoo xaalis non mais Boutique Laye moom ni mu koy defee nii dafa dama gis rappeurs yoo xam ne ñoom dañ koy defee comme noonu teg mu ñoom xumaan seen journal rappé bi ñuy def nii quoi JT bi en fait réellement yow ñoom dañ la inspiré wala lan la bon à vrai dire bi may commencé def li may def j'ai pas pensé à xumaan maanaam xalaatuma xumaan mais commentaire doomu aadama yi ñoom ma braqué les yeux ci xumaan donc man j'étais pas en fait commentaire yi ñoo la waaw ñoo ma braqué que ne parce que chaque jour dañuy ñëw bindal ma ne ma le gars il a liste de xumaan le gars li muy def nii c'est comme journal rappé donc man li may def bi ma koy def xalaatuma xumaan moo ko braqué waaw daanu ma même style ah xumaan non maanaam xam nga damay ñëw di lire samay commentaire su ma ñëwee ma gis par exemple benn gars bu ne kii comme xumaan gars bi style xumaan la yor gars bi journal rappé la yor ñoom ñoo ma def fan journal rappé en ce moment laa dem di xool journal rappé comprendre nga donc en ce moment lañ ma braqué may dem di xool ci xumaan nag léegi nag dem ba ñu am connexion bi ma xumaan dem toog di waxtaan di liggéey ci wàllum Boutique Laye waaw ñuy liggéey mais aussi ci yeneen business quoi donc waaw gis na ni man li may def ni mën na ko valoriser mu am ay jéego yu mu ciy def donc mu ngi koy dox insha allah rabi bu sottee Sénégal yi donc noonu la demee amagul album de rapidement non mais ñu ngi enregistré yéen a ngi enregistré suñu album teg te dinañ ko am en 2020 bi incha allah. 2020 incha allah alors est-ce que dinañ lay faral di gis ci structure scolaire yi ngay def ay prestations yi kii ak yu ni mel. waaw doon naa ko def mais maintenant defatuma ko quoi. lu tax mais li ma la wax rek parce que man dama bëgg indi lu bees ci game bi chaque jour ko jëfee ñu oo ma. waaw mais laay yow tamit laay lu la dal. non attends dama la daa ma wane rek fay kii defatuma non ko waaye star nga yow. non du demeewul noonu xam nga ku nekk da nga am sa wéyu bopp sa liggéey bopp. man dama gëm ne li ma nekk nii ak li may def nii xool naa bu baax te xam naa fi ma koy teg tey Boutique Laye bu ma doomu aadama yi di xool ma nekk ci boutique bi ñu may Sénégal yëpp di ma statuer tey bëgg naa bis bu ma koy jëmmal di teg concert yow li ngay xool ci sa téléphone ci boutique moom ngay gis sama ginnaaw. c'est bien. samay rêve mooy concert yi fi am ak yi nga xam ne man moom laa bëgg indi Sénégal ñu ute duñu ute ci rap mais bëgg naa par exemple plateau bu ma teg background bi yëpp shop lay doon di sponsor ñooy sama ginnaaw mais rap comme un boutiquier parce que loolu mooy samay rêve donc bëgguma ñëw dugg ci géemu gars yi quoi donc nii la demee waxuma ne dugg nag parce que boo ma invité am na link booy am ak rappeur bu demee dina invité nga def li ngay def quoi mais dama bëgg a créer loo xam ne man ça sama yëfu bopp la quoi donc loolu moo tax te yàkkamtiwuma ko dama am nu ma koy jaaree quoi c'est ça franchement dama ko bëggoon tàccu sax parce que moo tax ma ne man damay dugg ci rap bi parce que voilà nit da ngay gëm sa bopp loolu kese la da ngay am sa benn rêve ne mën na nekk Sénégal on a tendance à rey rêve nit yi da ngay toog nga war a génne album ñu ne ah gars yi duñu jënd album
nga war a dem stade ñu ne booy fooy fee fan lay daa mën a feesal stade bi. tu vois am na affaire yoo xamante ni Sénégalais moo ko tàmm quoi en fait. Sénégal dañoo pessimiste. bëgguñu par exemple gis benn affaire boo xamante ni affaire bu rëy la kenn war ko mën a def quoi à chaque fois dañuy ragal. moo tax moom ba mu waxee nii mu waxee nii je me suis dit donc moom xam na lu mu bëgg quoi. te franchement c'est une belle initiative te maa ngay ñaanal yàlla mu sotti. ci projet yi nga xamante ne dëgmal na ko. je dirais pareil parce que déjà li muy wax je vois même que maintenant dafa commencer si ñun jigéen ñi game boobu dafa commencer ñëw te honnêtement moi je trouve que ça n'a aucune classe. surtout pour les femmes en fait. Tu vois. Et donc man vraiment dama koy topp dinaa ko topp suivre ko bu baax. parce que nit booy ñëw effectivement da ngay ñëw ak sa propre identité. da ngay gëm sa bopp comme ni ko Dip waxee comme moom nu mu ko waxee indi yu bees teg ko. tu vois. parce que dafa am ñu lay suivre dafa am xale yu nekk ci ginnaaw dafa am. ay porteurs de voix lañ dafa am exemple bu ñu war a joxe. donc c'est très très beau et je trouve que c'est trop stylé en fait franchement ça déchire franchement. et li nga waxtaan bi yëpp lépp nice. man c'est la première fois nii parce que man en général du ma sax seetaan télé sincèrement parce que yii moo tax da ngay seetaan moo am ay ondes yu négatif yoo xam ne clash fii clash fee moi en fait j'aime pas ce genre de. et là c'est vraiment beau que deux rapports toog sama kanam. xam nga waxtaan nga gis ni ñii dañu gëm seen bopp. kenn yóbbul moroomam leneen alors bravo moom laa jëm moom mi am na ku muy clash merci beaucoup Dip tey du ma bàyyi kenn moom mi. ñaari autorité ñoo fi toog rek am na ku muy clash ministre ma ne ko ministre du commerce. dinaa ci ñëw Cheikh mi ngi tëdd de. du tëdd na ma xaar waaye parlant de boutique laal la dañuy ñëw ci li nga xamante ne boutique gu laay moom la def yaayam yor boutique mu dem ba créer ci li nga xamante ni moom mooy benn boom ñëpp di ko seetaan ci réseaux sociaux yi naka nga ko gisee balaa ñuy dugg ci maîtresse. waaw man quand je l'ai entendu parler mu commencé ci yaayam ça m'a profondément touché parce que tey jii ci li nga xamante ne man moom laay yëngu muy sama liggéey carrément je dis que c'est un héritage ci koo xamante ne du vivant de ma mère elle est là ñi ñaan mu gën a gudd fan liggéeyam dama bàyyi liggéey sama liggéey topp moom bosam mooy sànq bi may dégg ngay Dip am na lu muy wax lan la jaral pour lan nga sañ a bàyyi loo ñeme ñàkk waaw man dama à un moment donné de ma vie am na lu ma ñeme woon ñàkk ba nekk ci lii nii donc moom mi am na lu mu ñeme ñàkk ba nekk ci liggéeyal yaayam je vois qu'il est très ambitieux hein parce que lii mooy gëm sa bopp dëgg il part de rien je ne dirais même pas de rien am na gëm-gëm ci liggéeyu yaayam nekk ci ba dugal jël ambition mi nga xamante ne ce qu'il avait dans son cœur di ko def ci biir kii sant rek la daal vraiment il est ambitieux. mais man xam nga ma jaaxal. lan la ki ko yar laa bëgg a fay. dafa am classe macha allah daal. Afrique benn la fi kii la fi cat. maa ñaareel bi mais nag gis nga kii laal la kii boutique laay dafa tijji dafa am ouverture boobu ci biir géem bi. parce que tey jii léegi laa ko imaginer mais science ak kenn ku jóge Daara Jolof def gétt abu affaire yooyu. mu ni. gétt abu yee. gétt abu. c'est bon gétt abu. di sàmm di rab yee. mais loolu day nice. gis nga kii buñ ko teewul fan yee passé dafa ne woon day génnee son mu tuddee ko fu teeku. génnaat naa ci parce que man fi ma koy waxee dañ ma doon saaga ndey kat. parce que fi ma koy waxee mooy dama ne Dip bu ma la Dip wax fu teeku nga ne ma preuve fu teeku naa Dip yaa ngi fu teeku pour liggéey. si rab bi. léegi nag damaa génne beneen single bi bees boo xam ne léegi mu génne boobu sàq mi laa ko tuddee sàq mi. mais fu teeku bi loolu nga daw ko. fu teeku rappeur bi ma ko baxaw laa ko baxaw nit ma problème. gars yi comprendre wuñ la quoi. amet ci ne man dama ko yem. ku ma ko wax nga ne dama koy def fu teeku dama ko ne pour mu ñëw aw. kon nga wéetoo ko rek. génne kon baxaw gëm sa bopp. kon Dip dama bëgg loolu ñu ñëw ñu liggéey fu teeku. waaw man ragalu ma ko rek. parce que loolu sax xam naa ni ko ndax yow ci aar nga fi ne nii soxla nga fu teeku. non